waxtoo genn wàll ci rajo Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaar yi wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. Adama Gaye jamono ji ci kaafug tribunalum Ndakaaru defeere nañ ko ba mu toog di xaar procureur ba xam lu mu koy wax. Ministre de la justice tey jii ci suba mu ni dootul bàyyi kenn muy sàllaw lu njiitu réew mi ci kàddu goo xamante ne nii tegginuwul la. OFNAC di ñaawlu ba tey ñu war a def déclaration de patrimoine te lànk ko porox ndoll yi nekk ci taxi yi mu ni ci la ñuy jaar ñu doon ko fàttali ci waxtaan woo xam ni am nañ ko ak ñi mu war. liggéeykat yi Nespresso Sénégal di waaj a ñàkk seen liggéey waa City Sport ak Casino ñoo jënd kër ga te naruñ leen a jël ñuy woo kilifa yi ci mbir mi nde am na ci ñoo xamante ne nii ay CDI lañ am. reportage bi tollanti ko ci woyofal bi ak jafe-jafe yi nga xam ni moo ci nekk te bëri lool toskare di faral di ñeel ñi nga xam ni ñoom ñoo ko yor te moom ni batterie la mel boo chargé wul doo consommé. tàggat yaram Idrissa Gana Gueye signé na ca Paris Saint-Germain contrat ñeenti at tey jii mu doon loo xamante ne nii nag dina tax mu am yaakaar yi mën a gagné ak ñoom coupe ñaareelu pàcc ba tey le marché gannaaw bi li ci yéenekaay yi. Makumba Bey. ñu tàmbali xibaar yi ak mbiri Adama Gaye journaliste bi bindoon ci page Facebook am ba ñu taxoon ñu woolu ko moom nag kon mu ngi ci kaawu tribunal bi ba léegi maanaam defeere guñ ko mi ngi ci kaaf bi di xaar procureur mu woolu ko ba xam lan la koy wax ci jamono ji kon foofu la toll moom. ñu des ci xibaar bi ba léegi nde ministre de la justice tey ci suba àdduna ci ndaje moo xam ne doon na ko jiite mu ni dootul bàyyi kenn nag muy jàpp njiitu réew mi di ko xas moom ministre de la justice ku ko defati des na ko digaaleeg yow ñu déglu ko maître Sall ci micro Pape Balla Gueye. moo xam nguur gi muy yoon kenn dootul nangu ak ku mu mënti doon muy di salfaañee li nga xamante ne moom moo gën a am solo ci ab réew moo xam ci ay kaddu wala ci ay liggéey yoo xamante ne moom lay def muy daal di salfaañee li nga xamante ne nag moom mooy institution bi ndax ay institution bu dee dafa faible wala sax ku jóg wax ci lu ko neex loolee day doon li nga xamante ne mën naa yëngal ab réew man maa nekk nag garde des sceaux loolu moom mooy wane ne lépp li nga xamante ne moom mooy institution de la république man la ñu ko dénk dama leen di xamal lenn rek ne mbirum kii dee Adama Gaye damay assumer sama responsabilité mënuma daal di nekk garde des sceaux ba pare di gis nit koo xamante ne ay bindam wala sax ay déclaration yu muy faral di def dafay xëy di saaga ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi nga xam ne daanaka moom moo gën a màgg ci institution république yi muy def lu ko neex sama responsabilité moom laay assumer ba mu mat sëkk tey jii nag parquet bi saisir nañu ko ak information judiciaire ubbi nañu ko ngir daal di wéyal enquête bi man nag ministre bi dootuma ci yëkkati kàddu benn yoon ci mbirum Adama Gaye bi lépp nag ci loxo parquet bi laa koy bàyyi ba keroog muy daal di génne décision am moo xam ci première wala sax dernière instance. La justice va rendre cette décision en première ou en dernière. ndaje ma mu ko waxee la ñu fa doon waxtaanee mooy juridiction de fond maanaam àtte bu xóot bi ki ko gàlloo di cour suprême doon ci gën a leeral askan wi li nga xam ne moo ciy cëram dëgg-dëgg bu àttekat yi noppee nag foofee nga xam ne nag fa la yëg ak wàcc yem ci wàllu yoon ci biir réew mi atelier bi nga xam ne ci la ñu doon weccoo xalaat yi Pape Balla Gueye. fexe ba nga xamante ne askanu Sénégal ñoom ñëpp dinañu am kaaraange ci kanamu yoon waaye tam fexe ba yenn ci ay lënt-lënt ci wàllum yoon du am loolee doon na loo xam ne Cour suprême fas yéene na cee taxaw ci gis-gisu jëwriñ jër wàllum yoon nekk itam garde des sceaux Malick Sall muy xamle ne waxtaan yi dafa doon yoo xam ne yu am solo la te dañoo ñëw ci waxtu wi nga xamante ne soxla nañu ko. Il est bon que les juges qui rendent une décision. bu fekkee ni décision bi ñu àtte Cour suprême daf ko cassé ñu xam lan moo waral li nu mel. forum bi nag dina tax juge yi nekk ci suuf ñu won leen yenn yi ñu mën a waxtaan ak professeur université yëngatu ci wàllu droit ak barreau bi su ko defee ñu mën a yokk seen xam-xam ci wàllu woowule loolu nag lu baax la loolu day tax kon juge yi gën a vigilant balaa ñuy jël décision. Que la décision ne soit censurée par la Cour suprême. ci mbirum réforme bi nga xam ne moom la ñu amal ci conseil supérieur de la magistrature bi Malick Sall di ci dellu siwaat tey xamle ne lii moog ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci union des magistrats du Sénégal daanu ko yokk bu baax a baax. Ce conseil supérieur de la République. conseil supérieur de la magistrature boo xoolee bu baax président de la république ak mooy ci bopp ba ministre de la justice topp ci waaye nag boo xoolee bu baax magistrat yi ñoo ci gën a bëri ci texte bi mooy lu bees mooy que léegi
gi yokk nañ quota membre yu jógee ci magistrat union des magistrats du Sénégal naka noonu itam ndaw ñi ci au conseil de la magistrature. ñaari fan yoo xam ne dañuy amal waxtaan ab rapport nag dana ca tukkee goo xam ne dañu ko teg ci taabalu kilifa yi waaye tamit fexe tam ba gën a ñaax ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum yoon ñu won leen yan yoon la ñuy jaar ngir fexe ba yoon daanu ko appliqué ci biir réew mi te du am benn jafe-jafe. appliqué yoon moo tax waa OFNAC jóg li ñu wax ci ku ko yor ci xaalis mbaa nga yilif ko ba pare di liggéeyal gouvernement da nga ko war a déclarer bëri na ñooñu war na leen te ba fi mu ne nii defaguñu ko. lànk kandaare li ko waral mooy dafa am ci texte yi ay faiblesse yoo xam ne foofee la ñuy làqu bañ a wax li ñu am taxoon tey jii nag ñi nga xam ni dañuy def yenn dépenses yi wala ñu koy ordonné ñu waxtaan ceeg ñoom Mouhamed Alimou Ba. def lépp pour que képp koo xamante ni war na def déclaration de patrimoine mu def ko loolu la kii di présidente OFNAC Seynabou Ndiaye Diakhaté bëgg moom mu jàpp ni kon recommandation yi atelier bi war a dégager yooyu war na ci bokk. base de données bi mat na. liñ ma wax mooy ñi nekk ci base de données bi yëpp ñëwuñ def seen déclaration de patrimoine léegi nag OFNAC moom amul benn pouvoir selon la loi pour forcer nit mu def déclaration de patrimoine. ci junni ñi war a def déclaration de patrimoine daanaka juróom benn téeméer ñoo ci def ñeneen ñi nag dañoo bañ ba léegi daanaka loi bi la ñuy interpréter nu mu leen neexee bañ a def déclaration de patrimoine. liñ mën a def yoon may ñu ko mooy bind la lettre fàttali la ne war nga def boo deful loolu ñu ut huissier loolu ñu ngi koy def bu loolu amul nag ki nga xam ne moo la nommé ba nga war a def déclaration de patrimoine moom moo am pouvoir. agent ministère des finances ñoo gën a bëri ci ñi war a def kon déclaration de patrimoine directeur général comptabilité publique ak trésor ak directeur général budget ñoom ñëpp journalistes yi bëgg nañ leen interviewer waaye ñoom ñëpp dañoo bañ. fanweeri minute ak juróom-ñaar moo tegu ci ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Makumba Bey. tàngoor wi ak jafe-jafe yi muy àndal rawatina guddi ku ci amul courant ñi yor Woyofal nag di ko metti lu lool ak jafe-jafe gi ñuy àndal léeg-léeg toskare ñeel leen bala ñu koo fay ndax machine yi xaalis bi war a jaar day am ay panne loolee nag ñu bëri daal di koy nemmeeku fan yi taxoon nag ñu yaakaar ni saafara dina ci am waaye daal ba léegi des na. Anna Rocha. lu ne def naa ko pour changer mu jigi guddi 7 heures laay doog a mën a dugal. Madame Kébé jaaxle na xamul lu xew jamono yi semaine dernière moom moo amoon jafe-jafe ak compteur Woyofal gi ci salon de coiffure gi mu am démb ca këram la woon. chaque heure damay essayer te courant bi jeexoon na suñ kër tamit la même chose moom lañu am. démb journée bi yëpp ba 4 heures amuñu courant am ku ñu ne dem leen Senelec ba ngir jënd fa direct bi jox ñu code bi ñu ñëw dugal. te cité Malick Sy bu Wakam fi nga xamante ne tabax yu bees yi bëri nañ situation bi ni mel bëri na Fat Diagne Cissé yore ab gargote jànkonteel na jafe-jafe gi ni mel ni ki ajuma ji weesu. waaw amoon naa si problème kay. fan sa kër wala fii. fi may jaayee moo am carte bi. Orange Money laa ko dugaloon. mais balaa ma si jot damaa sonn ba Senelec laa mujjee. vendredi laa ko la jeexoon. si guddi. samedi ay 1 heure yooyu laa si doog a jot sax. pexe bi jamono yi mooy daw ci agence Senelec yi Souleymane moom mu ngi yore ab multi service ñeenti fan a ngi nii mënut a jaay crédit Woyofal. depuis samedi ba tey ni jaayaguma kenn Woyofal muy plateforme Wari Orange Money ATPS yëpp koo si woo tamit problème technique daal lan lay wax. fa la ñuy yem ak yow quoi point waaw. way jëfandiku Woyofal yi jamono yi am nañ nakar loolu ci situation gile xamuñu lu xew pexe gu ñu am rek mooy dem Senelec jënd courant gu doy ngir moytu bépp jafe-jafe. nakar woowu ngay wax Anna Rocha am na ñeneen ñoo xam ne fi mu ne nii moom la ñu daloo. di ay liggéeykatu société Nespresso nekkal leen fii ci Sénégal kuréel gi nag dafa jaay kër gi ñii di waa Mercure ñoom nag ñoom moom City Sport ñiy jaay yëre yi ak Casino loolee nag war a toll ci lu mu bëri 20 nit ñu ni fi mu ne nii boo moytul ñenn ca ñoom am nañ ay CDI ba noppi seen liggéey dana fi doxee naax saay ñu bëgg nag ku leen aar jaarale ko ci code du travail bi Josiane Sy moom mooy wax seen kàddu ñu déglu ko ci li mu ci dénk Omar Mbow. Le 7 juin dernier, nous avons reçu une notification par écrit qui nous disait que les activités Nespresso allaient être reprises par le groupe Mercure. Et au fil des discussions, il nous a été clairement stipulé que tous les membres du personnel
kon fi muy waxee wolof jombul ñu àndaat ceeg yéen ci beneen jotaayu xibaar moom Josiane Sy moomu nga xam ne nag moo yor kaddu ñi nga xam ni dañoo kon nar a ñàkk seen liggéey jamono ji ci Nespresso Sénégal ñu wéy ak yéen ci biir xibaar yi crèche yi di école yi nga xam ni gone yi tuut tànk yi am ñaari at te mataguñoo dal foofee lañ leen di yóbbu lu ci ëpp lañ leen di jàngal nag ndeke yoon da koo tënk du nu mu la neex rek nga xëy dajale leen di leen wayal ak tëggal loolee nag tey jii curriculum bi nga xam ni moom la ñu leen war a jaarale moom la waa ministère de l'éducation doon waxtaane ak ñi ko seq ñëpp seet noo xamante ne nii nag dana leen gën a amal njariñ gën leen a yee Koumba Sandiane Faye. dañuy wax ni ñetti at yi njëkk ci xale mooy ñetti at yi déterminé suba lan lay doon balaa ngay téye xale da nga koy xam. ay crèche yi di gën di bari comme ay champignons wante booy xool ci biir daanaka amuñu benn programme kuréel gi tënk jigéen normalienne de Germaine Le Goff li ñu bëgg ñu amal di ab programme bu ñu duppee curriculum créatif Ndeye Mati Sey Mbaye moo ko jiite. programme la boo xamante ni dañ ko def États-Unis maa ngi koy utiliser depuis une douzaine d'années dafay dimbali xale bi mu màgg comme il le faut xale il faut nga xam ko pour mën ko téye xale du da ngay jël rek saxal bi baron xale du da ngay jël rek bu sawee nga changer couche am xale du da ngay jël rek bu gëmmentoo nga boot mu nelaw déedéet xale dafa am leneen lu mu soxla il faut nga jàng xale bi ba xam ko. ci crèche yooyee ñaareel ña fay ne tàggat ga wax ci ni ñuy téye xale amuñu ko bërëb ba ñuy yore xale yi lépp du mate yarkat bi di ko ñaawlu. ni am na ay crèche yoo xamante ni ay femmes de charge lañ fay teg ñu téye xale yi ak di nëbbatoog di làqatu non il faut que crèche yi légal il faut que formation bi am. moo ne de ngir ubbi ab l'école privée dafa am foo war a mën a jaar crèche yi te naka noonee ci xam lépp directeur bi yor njàngu tout tànk yi Ousmane Diouf. crèche yooyu bu dee ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def aussi formé wuñu leen cadre bi ñu leen di encadrer aussi demewul noonu loolu aussi problème la bu dee école privée boo koy ubbi da ngay dem ci inspection de l'éducation et de la formation bu ñu demee ba jëmi jamono bu dee école bi condition yi mu war a créer na ko ñu defal ko enquête de reconnaissance. ministère bi ñu dénk wàllub njàng meek njàngale mi ak boobu lépp kuréel normalienne de Germaine Le Goff lëkkaloo ci bile projet ngir teg ci yoon ubbi tepp ab crèche ñoŋalaat it nekkinu tout tànk yi ngir ab éducation de base bu mucc ayib. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. tey jii 15e assemblée plénière bu Haut Conseil du dialogue social atelier bi nga xam ne nag réew mi yëpp la daj ñu doon ci weccoo ci nu ñuy def ci wàllu développement durable ak xaalis bi jóge ci pétrole bi gaz bi nu ñuy def ba séddoo gi du jur mer du jur coow ay experts yoo xamante ni bokk ca waa ITIE seen xam-xam màcc ci wàll wi daje woon ci kon gannaaw bi la ci Innocence Ntam Ndiaye mi jiite Haut Conseil dialogue social yëkkati yi kàddu ñu déglu ko ci micro Nafissatou Sylla. wàllu pétrole bi gaz bi man de awma ci benn tiitaange buñ ko jàppee fi ñu ko nar a jàpp du am benn tiitaange parce que ñëpp dinañ ci gis seen bopp parce que loolu mooy enjeu bi ñu am Sénégal mu am ressources yoo xam ne am na ñeneen ñu ñëw parce que ñun amuñu matériel bi pour mën a exploiter faw ñu woo ñeen ay gan pour ñu ñëw mais bu ñu ñëwee aussi ñoom bu ñuy liggéey ñu tenir en compte environnement bi ba pare créer ay emploi vert ba pare ñëpp gis ci seen bopp li président def muy waxtaan bu yaatu bi mu fi njëkkoon def le 11 juillet ñun lañu wëlbatiku def benn kuréel bi ñu ko defee ñu génnee benn rapport jox rapport bi parti yëpp ñu xool ko ñi nga xam ne ay organisme ay partenaires techniques et financiers lañ génneel ñu rapport boo xam ne il faut ñu tasaare ko ba Sénégal xam ne pétrole ak gaz liñ siy wax yëpp bu ñu anticiper jël rapport boobu jël ko moom ko approprier ko vulgariser ko am na coow loo xam ne du si jóg bu ñu jëlee recommandation yooyu ci rapport boobu ñu mettre ko en œuvre ñëpp dinañ si gis seen bopp te président mi ngi waajal jël ay décret pour seet revenu yooyu naka la koy tasaare si population bi. tey jii ñeneen ñu ubbi woonum ndaje di waa conseil économique social et environnemental fukki fan fii ak kon tabaski ñu fas yéene liggéey nag war a waxtaanee juróom-ñaari poñ ay ministre ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen a fal war faa jaar tey jii ministre de la femme moo jiitu woon nag ci métit yi nga xam ne dañ koy teg jigéen ñi Amadou Sawar Ba. organisation société civile yi ñi ngi def ay gëstu yu yaa jëmale ko ci li nga xam ne mooy jigéen ñi ak li ñuy dund fii ci Sénégal Penda Seck Diouf mooy présidente bu comité de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est
ci ñetti at yi ñu génn recensé nañu lu tolloog fanweeri nit ak jigéen ñi ñu faat ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ñoo xamante ne dañaa egg ci seen kaw mu am ñeneen ñoo xamante ne nag ay agression sexuelle la ñu dund ñu toll ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn jigéen li ko dalee novembre 2018 ba juin 2019 fukki jigéen ak benn jot nañ leen violé. ci kaw loolu nag nguuru Sénégal jóg na ci def ci ay jéego yu am solo lu tolloog juróom benn projet teg nañ ko Ndeye Saly Diop Dieng mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllum njaboot ji ak jigéen ñi. fexe bu ñu daal di gën a dooleel li nga xamante ne mooy tax ñu aar jigéen yooyee ak daal di leen gën a sàmm. le renforcement des mécanismes de prévention. ci bés bu njëkk bu session extraordinaire conseil économique social et environnemental àdduna ngir ñu xeex lépp li nga xam ne mooy ñaawteef yi ñuy def jigéen ñi. Aminata Touré mooy présidente bu conseil économique social et environnemental. joxe sa xalaat nag boo koy def da ngay woo ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ni ñu ko defee tey bu ko defee ku ci ne wax ni nga gisee mbir mi action yi nga xam ne moom la ñu war a jël bu ko defee ñu tënk ko jébbal ko njiitu réew bi jébbal ko assemblée nationale ak yeneen i kuréel yi fi ne. ci diggante 30 juin jàpp 8 août membre yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil économique social et environnemental dinañu amal ay waxtaan ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci bile gouvernement ci lu tolloog juróom-ñaari thème yoo xam ne sax mi ngi jëm ci acte 3 de la décentralisation lii di plan Sénégal émergent ak yeneen i waxtaan. waa Nespresso Sénégal yi ma leen doon junj sànq ni boobu moytuwul dinañ ñàkk seen liggéey war a toll ci ñaar fukk ñoom nag dañoo bëgg kilifa yi daal leen di dimbali li droit wax ñu def ko ci kuy liggéey ci anam yooyu bañ jaay sa kër ña ko jënd ñoo la war a jël yóbbaale ci CDI bi te loolu nag narul am bi la yoon ñu déglu ci kon seen porte-parole Josiane Sy ci micro Omar Mbow. Le 7 juin suñu employeur yi nekk Espagne jëluñu sax seen temps pour ñëw fii Sénégal donc par visio la ñu annoncé ne dañu licence bi dañu Nespresso moo ko jël jox ko waa Mercure mooy groupe Damac que si échange yi ñu am ak suñu dirigeant ak Mercure lu ñu gis ne mooy lu leer nañ c'est que employés yëpp ay CDI la ñu 12 CDI la ñu CDI yëpp duñu leen jël déjà CDI yëpp duñu leen jël te CDI ñu ñuy jël amuñu intention jël leen ci même condition donc dañu leen bëgg a proposer ay conditions nouvelles proposition yi sax gisuñu ko ba léegi mais ñun loolu nanguwuñ ko parce que code du travail c'est clair entreprise soo ko jaayee wala nga fusion wala nga transférer activité bi sa employé yëpp dañu leen da nga leen war a jël ci même condition ak ancienneté ak yëpp donc fu mu ne ni ñu gis ne suñu droit yi duñ ko sauvegarder ñun ñu dem jëli suñu avocat boobu dem lijjanti nañ lu ne pour ñu nangu négocier soo leen bëggee ñu dem d'accord nañ amul problème wante temps la ñu bëgg fu ñu mënti dem dinañ fa dem ñu ngi interpeller opinion ñu ngi interpeller ñi xam code du travail yëpp pour opinion xam ne Nespresso lu muy def fii ci Sénégal du dëgg du yoon. RFM Sport. tàggat yaram Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Makumba. ñu tàmbaleeg Gana Gueye wala. Gana Gueye waaw ginnaaw bi mu signé Paris Saint-Germain xam nga dañ ko jox ay bés ngeen mu wéyal ay vacances am ndax Coupe d'Afrique des Nations bi mu jógee laata muy fekk ay coéquipiers am moom nag joueur PSG bu bees bi du ñàkk kon tey dina ñibbi si Ndakaaru ndax suba ci mercredi bi nee nañ kon day seeti xale yi nga xamante ni ñu ngi dund ak doomu jàngoro ji di VIH. loolu nag suba lay doon bu 13h jotee ci hôpital Albert Royer bu Fann kon Idrissa Gana Gueye dina dem foofu la nemmeeku xale yi moom kon ginnaaw bi mu signé tey ci suba contrat ñeenti at ak Paris Saint-Germain di club bu France bi Idrissa Gana Gueye xam ngeen ca jàmbaar foofu la jaar jamono yi sax mun nañu wax ni mooy joueur bi gën a fës ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu formé foofu la bokk na kon ñi ko doon tàggat foofu di Boubacar Gadiaga nekk jamono yi tamit entraîneur u équipe bu jàmbaar ñu déglu ko kon muy wax ci Idrissa Gana Gueye ak taxawaay bi mu yàgg am ci jàmbaar waaye tamit ci carrière am ñu déglu ko ak Babacar Fall. Idrissa Gueye bu mu nekkee ci formation bi vraiment xalaatu woon ne ëllëg dina ne egg fi mu nekk tey waaye nag amoon nañu njort bu rafet fi mu nekk footballeur professionnel parce que ku amoon yitte la am capacité wu concentration am capacité wu dépassement de soi dépassement de service bu ñu xoolee ci ndawam dafa ñëw rek nekk capitaine naturel parce que amoon na fulla amoon na jom ba noppi nag ubbi boppam xale tamit dañ ko dafa duggante ak ñoom bu baax mais am ci nag dafa def ci fulla waaw dina déglu ñëpp fi mu nekk nag mën na ne mayu yàlla la ñaan yàlla nag fi mu dem muy Paris Saint-Germain yàlla na ko jig yàlla na am barke ba mu am lépp ci njortam. amiin kooku di Boubacar Gadiaga kon Gana Gueye léegi joueur u PSG la ca
Europe la ñuy des ngir waxtaanee football ba léegi ak tournoi bi di Audi Cup di ngir waajal kon saison bi demi-finale yi la ñuy jongante tey fële ca Allianz Arena ca Allemagne jamono yi kon Real Madrid ci Tottenham moo ko mënee ci mi-temps bi benn bal ci dara. Harry Kane moo dugal seen but ci 22e minute de jeu. Ndombele di joueur Lyon boobu nga xamante ne ren la ñëw Tottenham bokk na kon ci titulaire yi ci équipe bu Tottenham ñu ngi ci mi-temps bi mel ni Makumba waa Real seen pré-saison bi dafa métti trop ndax ay défaites yu bëri la ñu dajale. waaj mi dalul xel moom. dalul xel kon heureusement que Zidane am na ba léegi temps ngir gën a defar équipe am su ko neexee jëlaat yeneen joueurs yu bees. handball la ñuy waxtaanee ak équipe nationale bu jigéen ñi ci junior yi yegg si Ndakaaru sànq kon ba ñu dalal leen ñoom ginnaaw bi ñu gagné Challenge Trophy fële ca Guinée ñu war a kon teewal zone bi ci CAN bi war a am ci weeru septembre du ñàkk suñu xibaaru ngoon yi incha allah di ngeen dégg ñoom joueurs yi ñëwaat kon ci seen tournoi boobu nga xamante ni moom la ñu amal fële ca Conakry te ñu am ca ndam. équipe nationale bu basket moom it ndam la bëgg ci kon afro basket bi nga xamante ne ci la ñu jëm démb xam nañu poule yi ñu war ci bokk ak Côte d'Ivoire ak Égypte ñoom kon di wéyal préparation bi Cheikh Sarr kon di def xayma ci liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ba fi mu toll nii moom mooy sélectionneur équipe nationale bu Sénégal Soda Thiam daje nag moom tey ci suba. fukki joueurs yeeg juróom ñoom ñoo daal di bokkoon tey jii ci tàggatu bi ca stadium Marius Ndiaye mu mel ni nag tàggatu yi mu ngi gën di dëgër bu ñu sukkandikoo ca kay tàggat gaynde jigéen yi di Cheikh Sarr. forme bi bon ñu ngi koy commencé niveler parce que xam nga xale yi ñëwandoowuñu bu ñuy dem Chine fekk nañu ñi nga xam ne ñu ngi doog a ñëw ay ñetti joueurs ñu yóbbaale leen ñoom tam ñu ngi ñëw xam ne manqué nañu condition physique ñu ngi ñëwaat ndànk ak yenn blessé yi amoon ñoom Yacine ñoom Lena blessures yu sew yooyu ñoom dañu soxla woon mise en forme bu baax quoi. gannaaw ba mu tànnee liste fukki joueuses ak juróom yi bëri woon na ay coow loolu ne gisuñu ci woon na Khayri Thiam mi ñu tàmmoon di gis ci équipe nationale bi ci loolee nag taataan nañ ci kàddu sélectionneur bi lii la ci tontu. damay xool dama état d'esprit xool état d'engagement xool niveau motivation bi parce que xam nga état dafay bouger état nekk lu stable forme physique bi daal laay xool ne moom warul varier quoi. beneen bi mooy polyvalence bi ndax joueuse bi may jël mën na jouer ñaari poste par exemple ndaxte suñu défense dañ ko soxla polyvalence bi daal xool naa ko baax aussi pour mën a def choix boobu quoi. Cheikh Sarr àdduna itam ci tirage au sort bi nga xamante ni def nañ ko niki démb moom nag biral na ni fi mu nekk nii seen i gët ci lenn rek lañ ko teg mu di yëkkati titre bi naam sax bu fekkee ni duñu xeeb benn équipe. ñun ñoo lay respecte mais ñun am nañ suñu objectif quoi mooy jaar si objectif intermédiaire mooy génn premier tour bi dem quart de finale suñu génnee nag tànn beneen objectif atteindre ko demaat équipe bu mu mënta doon ñun ñooy organiser suñu dëkk dañoo war a xeex pour romb objectif premier bi. ci noonu nag daanu génnee ab liste gu njëkk loolu nara ñeel tournoi préparation bi waaye ginnaaw loolee nag dina génnewaat liste fukki joueuses ak ñaar yi nga xamante ni ñoo nara teewal Sénégal ci Afrobasket édition 2019 gile. jaajëf Soda Thiam mag ma fa la ñuy yegg. jërëjëf Youssouf ñu ànd ci le marché ak Seydou Nourou Ba. dal leen jàmm. am na vidéo boo xam ne mu ngi ci internet bi di wone ab ndaw boo xam ne dafay tonni diwtiir boo xam ne dafa tuuru mu koy defar ci ay butéel te Rufisque nag vidéo boobee jaaxal ñiy faral di jëfandikoo diwtiir ñu nag laaj nit ñi gën ci bàyyi seen xel ñoom dañoo jàpp ne feebar yu bëri li koy waral li kese la di ñoo xam ne li leen neex lañu def Abdou Diouf dañu reportage. jëf ju ñaaw la baaxul jëf ju ñaaw la. kaddu gi moo njëkk a génn si gémmiñu Ami Jéeme ginnaaw bi mu seetaanee vidéo bi nga xam ne dañ see gis benn xale bu góor boo xam ne téere ji mu yoroon dafa tuuru mu koy tànqaat di ko defaat ci bidon yi jëf ji jaaxal ko lool ba tax muy sàkku ci way jëfandikukat yi ñu gën a bàyyi xel li ñuy dugal seen biir yi. ku ko lekk baaxul daal moom parce que biir amoon njàmpe boo ko defee bu ëllëgee bu ko dara dalee nag loo ciy wax xam nga ne masiba la bu ñuy jënd dara daal moom nañ ko seet parce que Sénégal si bopp moo bëgg lu yomb dinaa indi loo xam ne moom lii bu ma ko gisee bu ma la joxee prix bi nga ne bii dafa seer nga dem ci marché bi nga jënd loo xam ne mais bu ëllëgee boo ko lekk dara fekk la si. soxna si nga xam ne bëri na lu muy utiliser tiir ci ay toggam di xamle ni wopp yu bëri yi ñuy wax ci Sénégal jëf yu mel nii rek moom moo ko waral. ñun daal xamuñu li ñuy consommer lan la dañuy lekk rek mais xamuñu li ñuy consommer lan la ñun consommateurs yi ñun ñoo war a xam li ñuy lekk lan la ñu koy xool bu baax di koy saytu parce que tamit am na ay feebar ay malaise yu gaaw yoo xam ne ci li ñuy lekk rek lay jógee xam nga ne lii ku ko gis sa xel sax dootul bëgg a nekk ci di lekk diwtiir. muy xam ne état bu Sénégal war na gën a def ay jéego daal di sensibiliser askan wi ba ñu xam lu jaadu ak lu jaaduwut. vraiment nag autorité yi war nañ ci jàpp bu fekkente
xamante ne mënuñoo nekk fépp tamit ñu gën a dugal seen loxo daal ci yenn yi sensibiliser askan bi naan sax ñu ngi sensibiliser mais ñu yokk ko. fii ci Tëngéej ñu bëri ñi nga xam ne nag dajee nañu ak ñoom jàpp nañ ne jëf ji nga xam ne xale bu góor bi jëf na ko dafay nëbbu rek yeneen jëf yi nga xam ne am na ci dëkk bi te gën a garaaw fuuf ñu xam ne jaaykat yi ñu néew si ñoom ñooy bàyyi xel wér-gu-yaramu way jëfandiku yi mu jot nag état bi daal di teg ay daan ñiy jëf genre jëf yu mel nii. vidéo boobee service d'hygiène bu Ndakaaru àdduna ci ñoom nee nañu bu ñu jàppee yu mel nii naam sax ay daan dafay am ci wàllu koppar waaye dañoo war a dem fu gën a sori di ko gën a mettil Pape Malal Sow moom mooy chef bureau contentieux doon tam adjoint chef sous brigade bu service d'hygiène fii ci Ndakaaru téléphone bëgg na fa setu si la daan yi nga xam ne moom la législateur du prévoir dafa nekk daan yi nga xam ne dafa tarul parce que li nga xam ne moom lañ ci ay amende simple police la boo xam ne de 3000 à 18 000 francs lay nekk loolu aussi kii nekkul loo xam ne daf leen ci tëjee gi demee noonu waaw xam nga ñun mënu dafa am li nga xamante ci wàllu yoon dafa am ñaari principe ba ñett xam nga pour nga sanctionner ne il faut mu am texte de loi bu ko prévoir muy article 4 bu code pénal xam nga il faut un élément légal il faut aussi un élément matériel xam nga firnde bi nee nañ vidéo la mais bu ñu demoon boo teg ko il faut aussi un élément moral mu nekk ñetti mbir yooyu nga xam ne su réunir ci benn kii di nga mën a sanctionner mais su fekkente ne texte de loi prévoir ko te texte de loi bi nga xam ne moom moo en espèce dafa nekk texte de loi bi nga xam ne daan yi nga xam ne moom la législateur bi teg ci kuy def yu demee noonu nekkul daan yi nga xam ne yu diis la su fekkonte ne nag di daan diisoon yi nga xam ne dafa mënoon dem ba ñu tëj ko kaso gi demee noonu dans ce cas là loolu xëy na peut-être ñu si bëri ñuy def yu demee noonu quand même dootuñu sax xalaat lu mel noonu parce que dinañ xam ne leen ci fekk dénonciation bi ñun dañ koy jot ci fànn yu bëri à chaque fois suñu ñëwee am ñoo sax dañ naan man bugguma ci feeñ te yu demee noonu aussi ñun dañuy koy nañ ko doxal ba mu àgg te ki nga xam ne moo ñëw boole du ci feeñ am ñoo aussi dañ naan ba ñu ci feeñ à chaque fois que ñu saisir te ñu demee noonu aussi dañuy envoyé benn équipe pas plus tard démb si ngoon rek am nañ cas bu demee noonu fii ay door 17 heures yooyu bi ngay waaj a wàcc ba matériel am ni ñuy saisir moom ci bureau bi à chaque fois su amee dañuy dem envoyé benn équipe mu def constat bi daal di saisir matériel am ñu verbaliser waa ji daal di détruire produit bi nga xam ne nii bu ko lekkee mën na ko jural ay musiba gi demee noonu. kon cet gi nga xam ne mu ngi jëm ci lu ñu jëfandikoo rawatina sax li nga xam ne gis nañu ko ñuy laaj diwtiir boobee fan lay jógee Abdoulaye Diallo tuñu doo foofa ca Kolda dañu xamal ne lu ci ëpp soxna yi foofa ca Casamance ñoom ñoo koy defar waaye tam mën nga jóge ba Guinée Conakry ak Guinée Bissau reportage. diwtiir dafa bokk ci ñam wu askanu Sénégal di gën a lekk diwtiir bàyyeekoo ci doomu garab tiir te tiir yooyu bari lool ci garab yi sax fi ci Casamance. madame Bari Dieynaba Balde ñun dañu am ay toolu yoo xam ne dañ ciy béy ceeb fu ñuy béy ceeb ci rizière la garab boobu di kii bi diwtiir bi di jóge di koy wax palmier foofu lay gën a sax. mu waral jigéenu Casamance yi bokk ci defarkat yi gën a mag ci defarkat diwtiir yi ci Sénégal. donc ñun suñu gox bi dafa am ay palmier jigéen ñi dañu mën a defaral seen bopp seen diwtiir bu neex boo doo romb sax da ngay dégg ñu ne diwtiir la ñuy togg fii xet bi dafa lay dugg dëkk Saare Ndiaye Bantankuntu Mawne jaariwul fii dañuy defar diwtiir même Talto Jéega ñoom seen faro bi yëpp ay palmier la même fii am na Dar Salaam Ter. waaye am na tamit beneen diwtiir bi jógee ca Guinée Bissau ak ca Guinée Conakry te muy jaare ca marché wu Diaobé. fu ñuy defaree diwtiir bare na fi de Guinée Bissau am na Guinée Conakry am na te ñun dañu nekk frontière ak dëkk yooyu yëpp fii beeg ay Kuntima jëmale ko ba Kambaju zone boobu yëpp dañuy defar diwtiir. diwtiir bi ba bi muy jóge fii ci Casamance dafay nekk ab diwtiir bu mucc ayib ci wàllu qualité waaye ni muy jaare ci loxo yu bare diggante jaaykat yi mooy tax ba ñenn ci ñoom di ko soppi ngir bénéfice. mais léegi da nga koy togg tiim ko di ko lekk doo xam ne sax li ngay lekk li diwtiir la parce que xaw ma utum alal bu bare bi moo tax ñu bugg a yàq mais léegi da ngay gis ci marché bi dañuy jël diwtiir boobu di ci dolli ay folfol boo ko toggee mu joxal la beneen goût. ci kaddu ñenn ñi ci yëngu ak ñi koy lekk diwtiir Casamance bi ba bi muy jóge fii dafay ànd ak qualité bu baax. le marché jeex na mun ngeen a envoyé seen xalaat ci RFM Dakar @gmail.com wala RFM le marché @gmail.com jaajëf Abdou Diouf Diagne ak Abdoulaye Diallo yéen itam jaa ngeen jëf ci teewlu bi batalaat bi ñu dëgmal ngir leen xibaar yi ñeel koom-koom.